Mouride Ndiaye di président du mouvement M3D. ñëwoon tey jii fekkee réunion bi nga xamante bi ni les jeunes de Thiès Ouest ñu nekk ci différentes zones yi ñoom ñoo taxawoon muy les présidents de comité ñoom taxawoon pour woote réunion des jeunes ñu invité moo ci woon étant le président du mouvement pour ma toogandoo waxtaan ak ñoom. parce que li ñuy wax nit boo dee ànd ak moom d'abord da nga koy laaj ànd bi nga bëgg ñu àndee nan nga ko bëggee te loolee tey jii yombal nañu liggéey bi ndax war nañu loo xamante bi ni gën na tax ñu xam ni bon gën na tax ñu confiant par rapport ak ñi niy àndal ndax nañ gis nañ ci des jeunes très matures yoo xamante bi ni seen expérience par rapport ci seen kàddu bi nu waxee xam nañ ni ñii bu nu àndeek ñoom li nu bëgg a liggéey daan ko mën a am génn nañ ko ci volet sport bi génn nañ ko ci volet santé génn nañ ko ci volet infrastructure génn nañ ko ci insalubrité ak yeneen point yëpp yu nga xamante bi ni jàppoon naa ne man moom laa waroon a jël sax pour teg ko programme ñoom génn nañ ci waxtaan ci pour wax ba xam yan taxawaay la nu war a mën a def pour loolu. leneen li nga xamante bi ñun moonu ci gën a impressionné te ñu jàpp ni ñun moom lañ leen waroon a wax pour ñu taxawoo ko ñoom ñoon ci wax si mooy ñu defal nu présentation par rapport fi nu toll si inscription sur les listes électorales loolee ñu génne ko bon pratiquement wax ni ci li leen ci dese wax ci jafe-jafe yenn yi ñu ci am te loolu incha allahu rabi danañ ko gën a leeral ba nu gën a xam jafe-jafe yooyu ci yan ponk la tënku. effectivement bon xëyu ndaw yi yaakaar naa ni actualité la du ma wax sur la commune de Thiès Ouest mais sur le plan national actualité la ku ci nekk xam na ni ñàkk xëyu ndaw yi ni mu demee. daanañ dégg sax version boo xam ne suñ ko déggoon dañuy metti muy jeunes yi ñaari liggéey rek la ñu am muy dawal Jakarta ak jaay café Touba te en plus en réalité loolu nga fi gis toujours nga gis benn maîtrisard boo xamante ni mi ngi yore Jakarta am di dawal toujours nga gis fii pratiquement kenn ku nga xamante bi ni mi ngi bagam mi ngi jaay café Touba ainsi de suite kon ñooñu volonté liggéey rek mi ngi si ñoom léegi kon mu des accompagnement bu nga xamante bi ni état moom la waroon a accompagner wala boog maire bi nekk ci collectivité am loolu la waroon a accompagner les jeunes pour que ñu am benn esprit de développement bu ñuy doxee que xam ni lii moo fi sës te loolee malheureusement dem na ba nga xamante bi ni sax mënatuñ ko am ngir dem na ba ki nga xam ne mooy jël jakartaam di dawal nekkatul dans de très bonnes conditions par rapport ak situation yi ñuy daj si tali bi par rapport ak agression bi par rapport ak ñeneen ñi ñëw yàq seen liggéey ba tey jii ñi ci nekk responsable sax sawaratuñ koo yor ndax image bi ñu leen di jox dem na ci ba ñi leen di yab sax valeur bi ñu leen war a jox joxatul leen ko te loolu su fekkoon ni pratiquement autorités yi am na nu leen encadré am na leneen nu leen def am na responsabilité ak cër yu ñu leen war a jox kon du ñu yam foofu ki doon góorgóorlu jël benn kiiwu kafem def ci doon ci dàq bénéfice 1000 francs nga xool cherté vie bi fi mu toll ñu yokk suukar yokk café yokk kaas moom mu war a jaayi kaas bi à 50 francs te jii ñu yokkal ko suukar bi yokkal ko café bi kaas bi muy utiliser sax ñu yokkal ko ba suukar sax mënatu see jot waaw kon léegi noonu ana nan lañ mën a dimbalee jeunes yi kon ñoom bu ñu ñëwee indi programme xaar nañ ci loolu dana fekk ñu nit ñu sawar si ndax bokkoon na ci sunu programme yan taxawaay lañ war a mën a def ba jeunes yi nga xamante bi ni ñoo nekk Thiès Ouest parce que fa lañ tollagul yan taxawaay lañ war a mën a def ba ñoom kat lii seen problème ci wàllum xëy loolu saafaraw ba ñuy mën a yegg si foo xamante bi nag sur le plan national luñ ca muntu dox it danañ fexe sunu kàddu yegg fa. effectivement soulevé nañ fi wàllu santé mais comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp rek yaakaar naa ni un des jeunes wax na ko léegi nii boo demee ci maanaam district yi la fa bonne volonté yi di def pour mu jag moo ëpp la fa état di def pour mu jag tout récemment rek ñun sunu autorités religieuses yi jox nañ ci exemple. lu jëm ci wàllu mbas bi muy taxaw ku nekk dégg nga 200 millions yi ci sëñ Mountakha def ak yeneen inondation yi fan yi bi mu ñëwee ak mbënn mi ku nekk gis na ci maanaam 50 millions yi nga xamante bi ni sëñ Mountakha Mbacké moom la ci def loolu nag moom dañ koo citer rek mais noonu mu koy defee noonu la ko yeneen autorité di defee autorité religieuse noonu la aussi tamit ay bonne volonté taxawee ngir taxawee loolu ba ci wàllu santé bi su fekkoon état rek lañ ciy xaar kon yaakaar naa ni fi mu ne nii du dem fenn
dañuy dem hôpital régional fu moment bi boo fa demee mais tey jii nit mënoo ko faa hospitaliser parce que soit dana la wax ni la amuñu lal yu doy wala état sanitaire bi nga xamante bi ni sax moom la kii bi nekk hôpital bi war a nekk ko wala boog tey jii garab yi nga xamante bi ni moom lañ fa war a jënd amu fa ainsi de suite waaw léegi ndey bu fekkee ni moo mel noonu doom yi nan lañ war a mën a def su fekkee ni hôpital bi nga xam ne mooy hôpital régional bi moo mën a am yenn difficultés yi mais kon poste de santé yi ak yenn district sanitaire yi mais waxee su ko kon ku ci nekk xam na ni wàllu santé ñun xam nañ bu baax ni maanaam jafe-jafe yooyu am na fi. bu dee marché yi aussi comme ni nga ko waxee bon gis nañ bu baax jafe-jafe yi marché yi nekkee amu ci benn marché boo xam ni canaliser nañ ko foofu demee jigéen ñi am nañ problème mu ndox dem marché rek li nga yor mënoo cee dugg dara rek doy na coona mais nag fekk fa situation marché boo xamante bi ni tey jii taxawaaye ci amul loolu yokku na jàngoro yokku na coono mën naa am loo xamante bi rek mën naa see joxe exemple ba ci marché Grand Thiès bii nu nekk au temps yu ñu doon liggéey ak le ministre Thierno Alassane Sall toilette ya nga xamante bi ni moo fa nekk le président Thierno moo ko ci def te temps yooyu ña nga foon di liggéey kon man am na ci loo xamante bi nekkoon naa sur le terrain xam naa ni taxawaay yi war dëgg ci maire yi pour les marchés defuñu ko loolu nag ñun ci suñu programme taxaw nañ ci temb pour lépp loo xamante ne lu jëm si marché yi la lépp lu jëm ci xëy ndaw yi lépp loo xam ne lu jëm ci ay infrastructure lépp lu jëm si canalisation ak yeneen yu nu mel danañ ko def loolu nag lu tax ñu gëm ni danañ ko def yaakaaruñu ko ci suñu jëmm bopp gi kese ni danañ ko def mais danoo gis ay jeunes yu compétents derrière nous gis ay ñeneen ñu dogu ñoo xamante ne dañ ni taxaw nañ ñoom ñëpp pour ñu àndandoo liggéey mairie bi looloo tax ñun ñu gëm ni kon foofu ñu yéenee yegg danañ fa yegg bokk na ci suñu programme te incha allahu rabi fii ak ñi ngi yem ci liggéey bi dana gën a leer nañ. bien sûr inscription yi bon vraiment ak suñu base de données na ne par rapport ak li ñu am ci suñu base de données confiant nan waaw si wàllu inscription bi ndax ku ci nekk xam na ni bon tëbunu tëb rek dugg ci politique parce que dañoo war a bëgg maire wala lenn su fekkoon ni am jàng la dañuy wax ni politique moom dañ koo tarbiya waaw tarbiya wu nañ ci politique ba tax na bien avant lii am na base bu nu téye am na base de données boo xamante ni liggéeyoon nañ si base de données boobu it développé wu na par rapport ak yeneen collaborateurs yu bees yu nu am yoo xam ne taxaw nañ pour liggéey avec le mouvement M3D di mouvement dëggal nga xam ne partout au niveau de Thiès ña nga fa xëy na ñun ñoo yëkk di dañuy yóotu la commune de Thiès Ouest mais M3D si région bi yëpp la nekk si commune bi yëpp la nekk ci département bi yëpp la nekk ba tax na programme boobee ñu doxee woon ak base de données bi ñu yore woon doy nañu confiance que ni ñu xam ni incha allahu rabbi maire yi ñu jëm maanaam danañ ci génn ak ndam ci kàttanu yàlla. jafe yi moom ci inscription yi lu ñuy déplorer la loolu nag ñuy jëlaat kàddu di ko joxaat président de la république ndax njiit su la yàlla jiitalee da laa sant yërmande mais am na ci lenn lu nga xam ne nit boo nee damay xeex damaa bëgg ñu bëre damaa bëgg ne ko kaa ñu bëre wala ñu xeex ni gars yi takkaleen ma ay loxom takkaleen ma ay tànkam tafal leen ma gimiñam mais dëgg yow xeexatoo waaw dëgg xeexatoo mais ku ci nekk xam na ni tey jii jànkonte yi ñuy jànkonte pour am certificat de résidence mais nit ki am carte électeur am mais loolu droit citoyen la que nit ki am carte électeur am nit ki am carte d'identité loolu dafa war damaa yaakaar ne loolu état sax ñoo waroon a dimbale population yi pour nu am ko léegi population bi dem ba war a wuti ay certificat de résidence nga ñëw ci mairie ville ak ni mu toll ñu ni la certificat de résidence yi bloqué nañ ko parce que problème mu Covid wala problème mu réfection leneen mais réfection ni ak commune ni mu toll yëpp amuñu ci salle bu nu mën a délivrer certificat de résidence mais loolu kay cela explique que ni maire bi incompétent nan bu nu mënul am fenn fu nu mën a délivrer certificat de résidence cas Covid bi nga war a mën a dem sous préfecture nit ñi di fa buuxante nga ni maire bi kenn du fa buuxante parce que mënunoo joxe résidence te du tee ku ci nekk sa activité politique yaa ngi koy def mais bu nu nax kon tey yi ñoom taxawaay gi nu taxaw pour bloquer les certificats de résidence te ñu leer ni am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi leen koy délivrer nga gis soo demee au niveau des commissariats nga gis yenn oto yoo xamante bi ni dañuy gaare ay oto ak ay bus ñu jëlee ko feneen def ay transfert de voix ñëw di voter léegi loolu ana ngoru politique ana yaakaar gi nii am pour lan yow da nga war a gagné man damaa jàpp ni bu nee local mairie locale da nga war a bàyyi population bi falal la sa bopp mais boo demee yow ba defe ni yow fal gi yow yaa ko mën a defal sa bopp cuune nga kon kay nekkatul affaire localité kon nag jafe-jafe buñ koy wax moom am nañ ko bu baax surtout ci certificat de résidence bi déplorer nañ aussi tamit transfert de voix yi nga xamante bi ñi ngi def ay oto
di ñëw nga xam ne da ngay yore say membre mouvement ñu war a inscrire fekk boobu liste ba am na ñeneen ñu ci jiitu ñoo xam ni occupé nañ leen ko loolee kon moom ñun ñu ngi koy bokkandoo di déplorer ñun ñëpp. maa ngi tudd Papa Maria di jeune ci mouvement M3D ñun nag dañoo nekk ay jeunes étudiants yoo xamante ni ak jeunes yoo xam ne dañuy yëngu ci secteur informel bi nekk ici à Thiès au niveau de Thiès Ouest di jàppale monsieur Mouride Ndiaye pour élection municipale yi nga xamante ni ci lañ jëm mu jël incha allah mairie bu Thiès Ouest. parce que Mouride nekk na koo xamante ni ci tënk ku dëggu la ku gëm boppam la te ku pare aussi pour jàppale jeune Thiès et aussi pour liggéey moo tax ñu topp ci ginnaawam di tarbiyu ci moom pour jàppale ko incha allah. gestion Thiès Ouest pour l'instant ñun gis nañ que ni les marchés qui sont à Thiès Ouest marché yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekkee bëri na ci marché yoo xamante ni tey boo fa demee da ngay rus sax dugg ci biir marché bi ndax ni muy mel ci melokaanu marché bi surtout période bi ñu nekk nga xamante ni moom mooy période nawet boo demee foofu tey jii da ngay am gàcce pour dugg ci biir marché yi taxaw xool ba xam fii exactement lii mairie mi ngi ci koñ bi mi ngi ci zone bii nii ba xam mairie mi ngi fa. sinon nga dem nga xool hôpital yi fa nekk jëlal hôpital bi nga xamante ni moom moo fi nekk comme hôpital régional exemple boo jëlee hôpital boobu rek di nga xam li xewaat ci côté bii lan la. sinon des fois day am ay bonne volonté ñooy dem defar yenn district yi pour ñu mën a am benn capacité bu ñu mën a jëlee benn nombre. donc loolu noonu lépp ñu ni lu fi wax dëgg yàlla lu ñu war a changer la lu ñu war a modifier la lu ñu war a améliorer la aussi. jàpp nañ ni incha allah Mouride Ndiaye ci niñ ko xamee ci dëggoom ak ci bëgg liggéeyam ak mën liggéeyam incha allah loolu dina ko taxawal te dina ci dox ba mu àgg.